Pape Djibi di maître Autier ak Ablaye moo xam ne daf may napp rek walaay mu jàkk toogal nii ni ngay toogee waaw ak beneen bi Babacar sëñ bi ñu ngi koy ziar baax di nuyu waaree ci ak caméraman yi di nuyu ñëpp. Babacar mooy le plus jeune Alaaji Sanjogu Mbengue maa ngi lay nuyu. ajaratu ñu ngi lay fay ñu ngi am mbégte ak kontante di bokk plateau bi di dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides Serigne Mountakha waaye di nuyu sunu Serigne sunu xarit Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké di nuyu bu baax Serigne Khadim Fall nekk ca kër ga di nuyu Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimul Ahla ak kilifa dina yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi nuyu bu baax Mama Dieynaba Fall Gaynde Waalo koy borom Géejawaay di ko nuyu di ko ziar waaye di nuyu bu baax nag ki nga xam ne moo tax monsieur Lo sunu tonton la ñu ngi koy ziar waaw di wax nag bu baax a baax ñi ngi nuyu ajaratu Betty Cheikh Bara Ndiaye borom def gis waaye di nuyu sama xarit tamit sama wëllëre muy Serigne Medoune Sey borom tawfeex ñi ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm di am mbégte ak kontante sunu copain tey moom moo ñëwaat ci plateau bi man na lu ne waa di nuyu aussi Omar ak Pape ñu ngi leen di ziar. maître Pape Djibril Fall di maître Autier ñu ngi lay nuyu comme tous les mardis nga teewaat. waaw Betty santati yàlla bu baax aussi ñëwaat ci plateau bi di la nuyu aussi sa Omar ak Ahmed Suzanne aussi dañ koy suivre lu bari moom aussi di nuyu sénégalais yëpp di leen nuyu yéen ñëpp vraiment. d'accord li jox leen ñu tampon ñu dellu si. Omar ki nga dalal tey du fi gan gang la fi. te Suzanne Camara balaa ñàkk ñuy dugg ci waxtaan mi di nuyu nag Boubacar Samba Seydou Souka. waaw moom sama nit la bu woon moom bis dina ñëw ma sol fi moustiquaire. doy na waar moo la sponsorisé. moustiquaire imprégné. kon Boubacar yàlla na sa jàmm yàgg yokk Souka. yàlla may leen njaboot gu barkeel. amiin ñu ngi wax Amath Suzanne Camara ñu ngi lay nuyu. waaw Omar maa ngi lay fay. di xam naa profité aussi di nuyu ñeneen ñi nekk ci plateau bi. Pape Djibi d'abord maître sama copain Sanjogu waaw donc moom yàlla moo def mu bëgg ma. waaw et puis c'est réciproque. waaw te dafa yàgg quoi ànd. waaw moom Betty yëpp moom maa ngi leen tooñ léegi di leen ko wax. waaw donc ki leen ñetteel mooy Aïssatou Diop Fall. moo tax keroog bi moo ko gisee ngeen invité ko. Walf vraiment ma kontaan lool. parce que yéen ci ñi ñu siiwal ci ngeen bokk. waaw man ak Youssou Touré surtout. waaw Walf ak yéen. waaw donc boo leen ñu invité wul. Sénégalais du ñu xam. waaw donc c'est vrai bu ñu mën nañ def actualité ngeen invité ñu comme mën ngeen ñu bañ a invité. waaw donc am na solo. waaw bu actualité bi concerné ñu. donc ngeen invité ñu ñëw wax suñu xalaat. waxtaan ak yéen saafonte ak yéen. waaw donc te li ma gëm aussi mooy du ci émission bi rek lay yem. parce que avant may ñëw déjà kaf ak rek. su ma paree émission bi aussi kaf ak. loolu aussi dafa neex. waaw donc kon je suis dans ma famille fii sama kër la. waaw donc daal vraiment di sant yàlla ci loolu. Suzanne ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax parce que état d'esprit bi nga am boobu dañ koy saluer parce que ni nga jàppee Walfadjri c'était depuis ça boo man xaw ma saa mais bari na ci nguur gi ñoo xam ne bët bi ñu xool Walfadjri dafay wute ak bi ngeen ko gisee alors que Walf ak télé yëpp ñooy am. liggéey rek lañ fiy def boo fi ñëwee lu laaj la nga tontu dem kon état d'esprit bi nga am. damay bëgg nga wàllu ko ceneen gars yi ba nu xam ne war na mën di teew ñuy waxtaan quoi même dans la contradiction pour que Sénégal mën a jëm kanam mais Amath Suzanne Camara dañuy wax ci li lëmbe réew mi di mbiri Ousmane Sonko d'abord bi mbir mi ne cet na lay nekk seen parti ñëpp dañ cee noppi ci ndigal loo xam ne seen njiit moo ko joxe ne bu ci kenn wax c'est une affaire privée Sonko génn def déclaration mais daf mel ne li mu bëggoon fekk si ngeen ko ci mooy ci débat politique bi est-ce que li ma wax lu wér la am déet. waaw d'abord par rapport à mon parti en tout cas gisuma lu officiel loo xam ne nee nañ président nee na bu ci kenn wax. gisuma ko ci parti bi nag laa bokk. mais nag xëy na bokkuma ci kàngam yi. peut-être journaux yi ñoo ko relayé quoi. voilà donc xëy na peut-être aussi c'est une confidence. mais xam naa ne aussi. ku ciy wax it na nga ci wax loo xam. te it xëy na peut-être dànkaaf boobu xëy na mën na jur ne li mu doon éviter mooy que buñ ko politiser. parce que affaire bi du politique. ñaari citoyens sénégalais ñoo am problème. donc kon yoon
war ci am wàll. donc xam naa ne kilifa gi foofu la bëggoon waxee wala boog foofu la bëggoon ñu comprendre. mais terewul aussi ñoom ay nitam maanaam Ousmane Sonko. ñoom moom wax na. ba géex. wax na ba xolam sedd. ay nitam it ñu ngi wax bien que sax ñoom ñu ngi contredire seen bopp. ak yooyu mais kon am na solo tey ñu ànd ak président aussi taxaw aussi défendre. li ñu war a défendre. défendre le président wane na moom yoonam newu ci d'abord. ba pare aussi xamal Sénégalais yi que ne aussi ñoom lii ñuy jéem a rumbalaat aussi ñoom ñoo ko def parce que aussi y a la bataille de l'opinion. ñoom foofu lañ bëgg a gagner. te foofu it kon ñun waruñ leen bàyyee terrain bi. juste yoon nag moom dina def liggéeyam. donc am na combat opinion bi maanaam combat politique ñoom ñoo ko politiser mais aussi am na combat judiciaire. yoon nag moom. mais daf mel ne bu dee ni moom dafa doon politique bi mu gësamee. am na lu rot. parce que gis nañ un certain Sidi Mouhamed Mbaye di doom ci Maodo Malick Mbaye maanaam doomu magam wala rakkam. loolu c'est vérifié loolu moom lu ñëpp jàppale ba Maodo Malick génn du ci tontu. ñu gis ni assemblée nationale gaawantu boo xam ne tey jii kenn xamul lu mu doon. teg ci di violer ay procédures ci article 57 ak yu mënti doon lépp rek ngeen mën a teqatal Ousmane Sonko ba simi immunité parlementaire am te pourtant am na yu fi jaaroon te simi wu immunité parlementaire ñu dem ba jël benn député bu parti réew mi bëgg ko jàppee non inscrit alors que Mburok Sow ba mu amee ba tey ji kon ku bokk réew mi mënatoo bokk feneen fu dul ci Macky kon politique boobu bu dee ni da leen koy jiiñ bu doon ni ab ndab la lu leen di sédd sukk ngeen ca di lekk parce que nag politisation moom dafa mel ni tàmbali na. waaw mais xam nga tey ci li nga wax. li ma ciy wax mooy d'abord nga ne am na ñu ci tudd maanaam kooku bokk ak Maodo Malick. xam nga tey Ousmane Sonko moom moo fi nekkoon. lu mu ñu xamal wax ko lu mu ñu xamalul it wax ko. comprendre donc kon ñun tamit noonu mu doon seetee suñu ay mbóot. di ko loqati di ko fësal ñun tamit lu tax duñu ko def. kon yéen kon théorie du complot ak piège bi ñuy wax kon. yéen a ko lal question loolu ay mots la. yooyu leen di utiliser non da ci sa kàddu bu ñu dee dégg daf mel loolu ngay dëggal ma rek da nga maa laaj. yéen ay utiliser mots yooyu ñun mots yooyu ñun suñu yoon nekku ci. ñun ay fait la ñuy wax Ousmane Sonko moo ñu doon lijjanti ñun tamit ñu koy lijjanti. kon li Ablaye Wade wax dëgg la yéen a ngi woon ci ay tànkam di ko lijjanti. ah waaw mais combat la. tous les coups sont permis ñaata coups la fi joxe moom. non léegi il ne reçoit pas bëgg naa la li waa APR yëpp doon làq wax nga ko tey. non man nekk lu ma fi man du ma porte par APR ci laa bokk nag. yaa ngi dégg. mais dama lay wax lu leer nëbbatuwuma laqatuwuma damay wax li ma gëm ak li ma xalaat Ousmane Sonko moo def. nu mu def. liñ ko jiiñ. lan lañ ko jiiñ. Ousmane Sonko du moom moo doon dem di pour defar yaramam. kon da nga koy tere. lu ko tere ay soxnaam defal ko ko. non wala mu dem ci ay professionnels ñu defal ko ko digal li muy def du ko digal Suzanne li muy def du ko digal. gis nga daam bi femme bi ci boppam. femme bi man déglu naa benn audio. femme bi muy wax lan la wax ñoom dañu yeewu suba rek gis mu ku sone ci bunt bi ñu ubbil ko muy moom ñoom nee nañ sax xàmmee neen ko ne moom la mais après ñu ne neen bàyyi noonu mook jëkkëram yëpp kon ça veut dire que ça c'est de l'amateurisme un Sonko fi mu toll yëpp dem ba nekk candidat à la présidentielle nee naa wooy moo jëloon 3e yow nga am lu lay metti nga ne da ngay toog rek taal sa oto yow kese àndoo garde corps àndoo kenn laajoo ma Samba laajoo ma Demba comme un citoyen ordinaire comme ça dem fëgg ci benn bunt moom bunt boobu xam na ko moom xam na. depuis un an mi ngi fay jëm moom lan moo ko wan ne foofu am na massage. non parce que weddi ko depuis un an mi ngi fay dem weddi ko moom. très bien. du moom moo ne aussi ñun moom yëg na ne ñu ngi koy kàmbal waaw ñu ngi lay kàmbal ba pare yow ngay dugg ci ay loo xam ne ku la ca fekk yaa ngay seeñu. Sandiogou. jërëjëf Amath waxtaan bi am na solo te it am na ay ndëgg sërëx yu bari yoo xam ne dugal nga ci sa bopp Amath yow nag vraiment yow pax yi nga xamante ni bii yëpp ay kàmb lañ woon yaa fa dugal sa bopp ba maasale ko Amath d'abord yow léegi yow nangu nga ni yéen a kompaloo Ousmane Sonko parce que ci li nga xamante ni moom nga xam nee nga tous les coups sont permis
loolu mooy li nga xam ne mooy bu fekkee ne bi dégguma tubaab. waaye yaa de tous les coups sont permis. maanaam nit ki ni ma ko mën a faram-fàccee ci olof mu daa dee leer seetatu leen lu rafet seetatu leen lu ñaaw lu ngeen am mën ngeen a xëpp donc loolu la wala du loolu mooy kii bi. damay xaar nga pare loolu mooy li nga xamante ni mooy mbir mi. ñaareel bi bu fekkente ne bi aussi tamit defe naa ni booy waxal ni Sonko dane biñ koy wax ne ko gars yi ñi ngi ci sa kaw du tax mu changer ay habitudes am donc même bi ngeen yëgee nii te nee nañ ko ci massage bi ngay dem fii ngay dem nii foofu lañ lay préparer kii mais nee na pour quelle raison mu daa dee toog kon nekkul ni da ngeen ji maanaam jiitu na ba ngeen di yëg kiiwam jiitu na moom mu fay dem loolu mooy li nga xamante ni moom la wax dëgg la wala dëgg léegi nag ci loolu laa bëggoon nga wax ma kon yow léegi yow d'accord nga d'abord que ni yéen a ko complot yéen a def complot bi parce que li nga wax ni ñaareel bi leneen li nga xamante ni bi moom la Sonko wax foofu mooy moom avant que yéen ngeen koy yëg moom ma nga fa doon dem diirab at nekkul ni rek dafa dem rek ngeen daal di koy jàpp. waaw ça xam nga wax naa ko sànq Omar. waaw xam nga man li ma gëm mooy. Sonko moom dafa def option. waaw. d'abord li ko daaneel. waaw li ko daaneel sax dëgg mooy c'est parce que cuune la. non daanu amagul. yow Cheikh bu boo nee li ko daaneel dafa mel ni kon atte nañ ba yëf yi kii daanu amut. non fi mu toll da ay tuumal la nit ñi toll mais daan jël la amu fi fi mu toll ni yow yaa duggagum ci kam mais fan la jël bi ne. yow xam nga ne. ça xam nga ne Sonko daanu la. non c'est que loolu ngeen bëgg a gëmloo opinion bi quoi daanu na lan mooy daanu na. ñu lay jiiñ fekk la ngay seeñu. fan nga fekk ci lan la seeñu ci lan la seeñ. waaw non attends xam nga. xam nga Sonko. waaw moom tey nee naa la mënoon na dem su fekkee am na lu koy metti. waaw mënoon na dem feneen fudul foofu. te yow xam nga mais foofu bërëb massage la nga dem bu mën a dem feneen fudul foofu massage la soxla yaramam mais lu tax nga ne mën na dem feneen fudul foofu. mais daf la wax xam nga tamit boo waxee rek ne. mën na dem feneen fudul foofu parce que Omar Sonko dafa expliquer yëf yi fi mu jaar. que ni biñ ko bindalee kii bi dem na ci coréen dem na fële après lañ ko orienté yóbbu ko fi nga xamante ni fa lañ ko yóbbu wala déedéet boo déggee tamit da ngay topp tamit ci li nga xam ne moom la parce que bërëb massage boobu dafa dañ ko koo digal. yow tey mu dem fa. ba mu fa demee laaj leen ndax am nañ agrément ju wan ko. état moo leen ko jox. du ne nga dañ ko digal mu dem foofu. waaw tey bu doon démb. waaw tey Sonko ay ñu mu àndal Pastef duñ ko bàyyi mu dem. non mais Sonko nee na bu doon démb bu doon tey ay mbokkam duñ ko bàyyi mu dem foofu. ñu bokkal duñ ko bàyyi mu dem foofu. parce que xam nañ ne foofu. waru fa dem. foofu waru fa dem. mais waru fa dem. waaw parce que bu xamoon ne aji la fay fekk du fa dem. léegi nag waaw léegi. non bu xamoon ne aji la fay fekk du fa dem. non léegi nag. moom ba mu fay dem. la mu soxla woon moo tax mu dem fa. moom massage kese yóbbu ko fa. non mais non massage rek yóbbu ko lan moo ko fa yóbbu. mais li ko fa yóbbu. mooy li am. mooy lan. mooy li dox ci digganteem ak xale bu jigéen bi. léegi lu tax procureur du topp x rek dafa mel ne moom xamul ku def. non procureur bi moom kay moo xam li mu def. x kan la. waaw x yow la. non waaw yaay léegi man mën naa tontu. waaw mais kuy x ko doon yow. procureur mooy sëñ Bass. waaw sëñ Bass. waaw xam nga tey moom mi ngi ci biir x. kenn du werante xarañam. ci lan ci faagaagal opposant li mu fi nekk procureur yëpp. grand dossier yi fi jaar yëpp. mu téye ko de main de maître. kon xam nga ne lu mu def xam na ko. yan dossier waa déglu rek. Khalifa Sall Karim Wade. waa déglu rek. Aliou Sall de ex la ko tuddee woon Aliou Sall. waaw ex la ko tuddee woon mais loolu amul ci procédure. procureur mënul porter plainte ne ex. procureur ba mu waree saisir le ministre de la justice saisir assemblée nationale mais. Ousmane Sonko moo ci nekk Ousmane Sonko est-ce que nekkuñ di ko toppee leneen lu dul aussi loo xam ne dooleeku na ci viol bi. waaw loolu mooy li ngeen yéen fi mu ne nii. ak amul ñeneen aussi ñu ñuy topp. man xam lu ma jàpp. est-ce que amul ñeneen aussi ñu ñuy topp. man xam lu ma jàpp viol gi bañ ci duggee ba tey ji lamb ngeen lamb ba xam ne seen loxo mënul daj dara d'après li xibaar yi génnee léegi yéen li ngeen jublu mooy appel à l'insurrection naan trouble à l'ordre public naan xoolal atteinte à la sûreté de l'État mel na coup d'état moo doon am. di rëppi c'est-à-dire que est-ce que jotul ngeen dal parce que nag ji nga yéen a ngi wax Sonko da nga koy jiñ dem mi socio yellu leer la leen doon jiñ ci Khalifa jiñ leen ko ci Karim
tey ji mu ngeen bëgg a doxal ci Sonko mais rapport de force bi bu dee acte 1 la perte ngeen ko ndaxte mbedd mi war na leen ni doole ngi ngeen woote amoo leen ko kenn rek moo am doole mooy askan wi loolu mbedd mi war na leen ko altine bi ñu weesu est-ce que jotul nag ngeen yam te nekk ci yeneen yitte ci réew mi corona bi ngi fi yeneen ñi ngi y a tellement de choses qui se passent yooyu yëpp ngeen ko tànqal ba ay pêcheurs di dee ci géej gi ngeen war ci wax nit ñi sonn yelwaankat yi di gën di yokk ci réew mi yooyu yëpp ngeen war ci wax au lieu ngeen xeex corona seen xeex yëpp ngeen jël teg ko ci xeex Ousmane Sonko loolu c'est-à-dire que un état bu la dénkee réew ci yitte réew mi nga war taxaw d'accord naa que les priorités sont ailleurs man d'accord naa ci loolu que tey ñun dañu jox nguur pour ñu taxaw pour régler soxla askan bi man d'accord naa ci loolu mais tey bu fait divers amee koo xam ne ku ko indi du n'importe qui waaw loolu duñ ko lijjanti. di nga les mots en leur sens. loolu duñ ko lijjanti jàngalekat léegi xalaat état bu responsable loolu jàngalekat nga xoolal li may wax ne yaa ma gën dégg tubaab kaay ma wax la dama la bëgg wax fait divers nga wax fait divers état bu am fayda waaw di nan lay xëy di xëy ci ay tës ak ay xalaat ak ay jomet waaw bu tax ma fàtte ci fil bi di état du topp ay fait divers Omar xam nga tey Amath réer nga waaw non c'est que bàyyil ma gindi la non non c'est que yaa ngi wundeelu non saa yaa koy retaan mais jël naa fil bi dama la doon wax ne sànq que ne Ousmane Sonko bu defee li mu def beneen Sénégalais bu ko defoon mais dañ koy yóbbu ci yoon. dañ koy Sénégalais yaa ngi koy def te kenn du leen yóbbu ci yoon de. dem maase wu ji daal léegi dem maase wu ji. Sénégalais yaa ngi koy def moom yemul rek ci maase. non mais dañ ko tuumaal ay tuuma. c'est que man xam nga Amath xam nga li may bañ. Amath bi daf ñu bëgg a dugal ci benn logique. non kenn bu defee li mu def mel ni dafa am lenn mais lan la def. non ça li mu def Amath li mu def mu ne ma sof ci parce que maa ngi leen di bàyyi yéen a ngi waxtaan sànq ba léegi mais bon dafa am loo xam ne man daf ma rëcc su fekkee tontu nga ci aussi dégguma ko Sandiogou dafa rebondir ci li Omar wax ni dugal nga sa bopp ci ndëggu sërëx nangu nga teesu complot bi nit ñi wax. man nangu léegi dama bëggoon nga leeralal ñu loolu parce que man aussi leerul sama bopp. non waaw non mais kii Betty mais yomb na. moom moo ci non man waxuma ne. mooy ñun dañu comploter. waxuma ne complot am na fi wala nangam man dama ne. Ousmane Sonko chaque jour bu yeewoo. moom mu ngi xool nan la ñuy fexele waaw ñun tamit mu ñuy fexeel ñu war a toog rek da yàcc duñ ko def Ousmane Sonko fexeelu leen xam nga loolu tamit erreur la xam nga bu fekkee ne dafa muy xool le c'est que Ousmane Sonko day dénoncer li ngeen luubal dénoncer li ngeen luubal bokkut ak pexe xam nga pexe mooy lan may tëral ay pexe ku daaneel gurgeeg yooyu yow yaa wax tëral mais Ousmane Sonko tëralul pexe lenn de xam naa ko lu ngeen def ba pare la déglu ko lenn moom xam naa ko maître lenn boo toppee ñi doo wax maître boo amee laaj nga laaj avant ngay wax lenn moom xam naa boo ko bàyyi ak ñoom doo laaj de lenn moom xam naa ko mooy su même su fekkee ne Ousmane Sonko siiful xale bi consentement am na te seq na ñoom ñaar loolu nga bëgg léegi kooku moom maa ko wax wax naa leen comment c'est-à-dire que xam na yaa ngi def seq moom am neen ko te bu ñu defee test yi dinañ gis direct Ousmane Sonko ci xale bu jigéen kooku moom man maa la ko yow nag ku mën wax ju ñaaw ñoom aussi tamit non dégg naa la aussi waaw may leen Pape Djibril mu laaj yéen tamit dafa am lu mu wax may leen ko temps bi léegi mu jeex non léegi ça may leen ko léegi temps bi jeex bëgg a këf wax ji léegi nag moo wax ji mu leer affaire amul ay wax ju ñaaw ak wax ju ki Ousmane Sonko moo def c'est pour man c'est pour de wax fee yi la waaw Amath may ko mu laaj la yow tamit laa si wax surtout posé la ko nga xool parce que da nga wax léegi saa sax ñëwaat na si na moom da leen di def ngeen di def mooy ku nekk day xool ayibam gisoo ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a nekk si état moom moo war a xool seen ayib mais yéen da ngeen a war a am beneen yitte bu dut di xool ayibu Ousmane Sonko deuxièmement aussi mooy yéen ay homme public ngeen te Ousmane Sonko aussi da nga ne du n'importe qui léegi loolu mu ne nekkantu kii est-ce que mun leen a gëm waxam aussi wane na defut dara surtout maa yéen ëllëg man ne loolu mën na leen ñëwaat seen kaw ñu ngeen war a ñu mën leen a gëmaat parce que ay homme politique ngeen. waaw non loolu d'accord naa ci que ne loolu xam nga yoon moo ko mën a wax. ndax Ousmane Sonko non yow atte nga Ousmane ba pare. non moom ni mu waxee noonu laay tontoo bi man ma defoon mooy juge non non man Djibi Pape Djibi laay waxal nga xam nga bi ma bokk la bi may wax ak Sandiogou léegi Pape Djibi ci li mu wax loolu laay wax dama ne Pape Djibi li nga wax loolu moom man mën na xel mën na ko nangu maanaam que yoon tey ëllëg moo war a wax li am waaw mais moom xaarul yoon Ousmane Sonko léegi ñun ñu bëgg ñu xaarloo yoon du moom moo moom bëreet dafa taxaw accuser Macky Sall le président Macky Sall ñu ne nii xaas
mu def conférence de presse dimanche. mais nga ñëw dëggal ko. waaw léegi nag ñun boobu dañuy toog rek di wax. mais bu waxee ñu wax léegi nag wax na ñun wax neen léegi nañ bàyyi affaire bi ci loxo yoon dana wax. non mais dafa am vidéo bu mu def moom Suzanne dafa am vidéo bu ma gis ñu koy wëndeel. nga ne Ousmane Sonko dafa bëgg jigéen jaral na ko mu tay la ñaari jabar loolu nan la ma ne. maa ko wax mais wax jooju mooy yërewul maanaam ku bëgg jigéen ak xaalis say ñaari jabar jigéen ak xaalis wàññi xaalis. waaw jigéen ak xaalis waaw mu ne jaral na ko mu tay la ñaari jabar. mais c'est la vérité mais ku noonu ba war a comprendre loolu li ma la wax. mais c'est la vérité. bu dee da nga ne nit ki dafa bëgg jigéen ku bëgg jigéen kañ. moom day téye jigéen ba pare waaye du tay buy tay leneen lay tay lu dul jigéen. xam nga góor bu normal sax waroo bañ jigéen. jigéen aussi bu normal waroo bañ góor. parce que loolu la yàlla santaane. jigéen ak góor dañu war a sëy. jigéen warul bëgg moromu góor jigéenam. góor warul bëgg moromu góoram. mais nga ànd seeg sans froid. mais Ousmane Sonko àndu seeg sago bu gisee jigéen ay taxali ko sago. yow da ngeen a bokk fréquentation loo ko xamal. alors de ce fait xaalis loo ko xamal yow it amul lu ko jaroon. amaat xamaloo ko. jaay suuf la fi nekkee woon. bi muy nekk impôt et domaine. mais c'est que politique c'est que tamit amaat. man c'est que man leen xamaluñ ko li ma la bëgg a wax xamaluñ ko moom moo xamal. non xam nga yow. ñun xamaluñ ko moom moo xamal. amaat yow li ngay wax ñu yor ay mais li ngay wax ni lu grave. ñun instrument yi ñu yor moom yor ko. instrument kon instrument yéen jublu leen pour liggéey waaye da ngeen di jublu pour jéem a kàmbal nit ñi loolu la maître wax léegi loolu ci loolu ngeen. maître dafa dëggal li François Mitterrand doon wax. nee na nguur plus que muy noppi di gën a am kattan. waaye opposition plus que muy wax di gën di am. Macky Sall dama waxul kenn. non je ne parle pas de Macky mais je parle de son régime bu dee ba am opposition pouvoir bu gën a bavard gën a. ak ki ko jiite de bavaaru. ak teggin bi parce que ki ko jiite. non ça veut dire que. ñàkkul nag ku ko waxal. xam nga daa am kaddu. numéro 1. fuñ ko laal ba taxaw. daa am kaddu yoo xam ne. nit ku ne war na di ko mesurer. waaw parce que kenn xamul kan mooy doonaat président Sénégal mën na doon Ousmane Sonko. non du ko mës a nekk c'est une affaire de merci. kuy dem ci ay façon yu mel nii. foo ko teg dinañ la jël di la jox. mais Suzanne. yow nga war a liggéey di tal ay jigéen ak ay. Suzanne capacoli Suzanne non am na yeneen Suzanne yéen fait divers yéen am looy xam wax leen Suzanne am ngeen fi yéen am ngeen Suzanne fii koo xamal rek xamal na la fukk Suzanne yow tey boo fi waxoon léegi ma yow li ma la xamal bu ma ko waxal mooy sago ko du yéen ñaar Sadio émission bi du yéen ñaar émission bi du yéen ñaar Suzanne bu ma waxoon waaw béti du ma su ma waxoon non du yéen ñaar waaw béti mayel Omar mu eggali parce que temps bi jeex na mayel Omar mu eggali parce que temps bi jeex na. di nga Suzanne dafa am benn mbir bu am pour man mbir mi kilifa yëpp doon war a dal. li ma sa mu musa wax saa jubbanti ma ni ko nawetu daaw fi la ñu fekk gox yi doon bënn yëpp xam nañ ko maanaam fi mbënn mi amoon. xam nañ ko tollootunu danoo war loo xam ne ci état man li ma gëm mooy gars yi da ngeen a xamante yéen politiciens yi. yow ñaari at ci ginnaaw rek am na fait divers bu daloon sa kaw dans un hôtel ak bor bu ne am na ay 2 millions. xam ne loolu amoon na fi ak li ci tegu woon yëpp. bi ñu waxee est-ce que doo jël bi la ko defee naqadina la. ba nga tax nga tontu ci. est-ce que tey jii doo jël sa place yow place Ousmane Sonko nga taxaw fa booy wax yenn kàddu yi parce que bi la ko waxee da nga naqati te bëggoon nga ayib googu même bu doon ni ay sos la sax ñu nëbbal la ko. pour man yéen politiciens yi da ngeen war a toll foofu. fi may tëjee. mooy tey jii en tant que enseignant. est-ce que tey jii sa yitte war woon doon mooy protocole sanitaire bi ñu respecté que dans les écoles parce que depuis que Covid bi ñëw nee nañ 20 enseignants ñàkk nañ seen bakkan ci loo xam ne sàggante la rek ci biir école yi ba ñu ko tijjee ak tey jii est-ce que yitte gi warul gën a nekk foofu. waaw fi nga njëkkee laay njëkk a wax. xam nga tey Sénégal loolu mooy malheur bi. xam nga tey adversaire politique warul nekk adversité. wala affaire ennemi. xam nga tey boo nekkee au devant de la scène parce que man tey comme ni nga ko waxee. tey loolu mën naa ci indi tuuma te mën naa la ci buñ ko temps maye ma wax la ci tuuti. wan na la du ma ci dara mais comme man tamit damay jóg di attaquer mais tamit damay jot ay coups donc ni ngay waxalee nit noonu lañ la mën a waxalee moo xam dëgg la moo xam du dëgg. comprendre tey affaire hôtel boobu ngay wax. réseau des enseignants effectivement moo dem ci hôtel bi mais man jiite moo réseau des enseignants donc kon bu ñuy porter plainte wala bu ñuy ne réseau des enseignants moo ñu ameel bor mais man waruñu maa tudd man jiitewu ma ko. comprendre alors donc foofu loolu laa la fay wax maintenant pour revenir ci affaire protocole sanitaire bi xam nga déggoon nañ fi ay syndicats
di wax ne dañu war a tëj école yi wala dañu war a repousser ouverture bi reprise bi mais gis nga li yàlla def ñun sax teel nañ ci addu ne le 8 bi ñu war a ubbi nañ ko ubbi bu ko defee ñu renforcer le protocole sanitaire. fu amul masque ñu dolli fa ay masque lavoir yi ak yooyu. dem nañ ba ne sax pour jàppale personnel enseignant bi parce que directeur d'école yaa ngi fa enseignant yaa ngi fa ba pare ñoom ñëpp ñu nekk de service. ba pare am na du personnel d'appoint yoo xam ne mairie moo leen di fay mooy comité de gestion bi par exemple mais aussi ñu boole ci. ASP yi s'il le faut c'est vrai que ASP yi doy boo xam ne pour école sénégalaise mais surtout région de Dakar ak région de Thiès foofu mën nañ renforcer yenn écoles yi ci ay ASP nga tàggatoo waaw donc kontaan rek ci ñëw waaw ñëw wuy si leen waaw sama yaram tàng na mais xam naa yéen seen yaram tàng na ndax yéen moom xam ngeen foo leen di